mbokk yi benn waxtu ci bëccëg jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci bopp xibaar yi mu ngi aju ci semaine nationale ñu jagleel ko ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi ci Sénégal fas yéene waxtaane seen i tolluwaay seen i taxawaay it ci ay secteurs yu uute bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ju dénk wàll wi kii di président Macky Sall moo fas yéene dalloo boobee xew-xew ñu jàpp ko fanweeri fan ak benn ci weeru mars jàpp juróom benn fan ci weeru avril ci stade Alassane Djigo bu Pikine daañu leen ko faram-fàcceel ci xibaar yi leneen dina ci bokkit muy ndaw yi ñu dëkkee di faat ak di leen sàcc ci appel Seydina Limamou Laye di 138e édition bi comité d'organisation bi di fësal ni jël nañ jumtukaay yi war ngir taxawu ndaw ñi ba lu ni mel du fa am thème bi te fësal nañu ko daañ ci dikk ak ci xibaar yi yeeso di ab mouvement bu yees bu ñu dippee ca kanam journaliste bi di Thierno Amadou Sy nekk ca RTS daal di koy taxawal fas yéene ci gunge njiitum réew mi di le président Macky Sall ci élection présidentielle yu atum 2019 yëngu-yëngu yooyee ci wàllu politique mu dooree ko ci FFM amal ab journée de consultation gratuite di ngeen mën a teewlu ay kàddoom ci xibaar yi lenn na ci bokk mu ngi aju ci pomme de terre bi ñuy bayee ci réew mi ak ba ñu jéggaani naka la am ab taxawaay ci marché bi ñu koy jaay fësal ni ñu ci ëpp ci Sénégalais yi daanaka bay bàyyee ko ci bitim xew la ñuy gën a jëfandikoo lañ ca jublu mooy ñu fexe ba bi ñu bàyyee ci réew mi ñu koy jëfandikoo maanaam consommer local ngir jàppale baykat yi ci wàllu wu ni bel mbokki ponk yaa ngoo ko bëgg ñu toppee ñu yaatal ko. mbokki ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañu koy doore ak xew-xew bile di conseil national de la jeunesse ñu jagleel ko ndaw ñi jàpp nañ ko fanweeri fan ak benn ci weeru mars bi ñu ne jàpp juróom benn fan ci weeru avril ñu fas yéene ci waxtaan taxawaayu ndaw ñi ci ay secteurs yu uute naka la ñu mën a def ba seen taxawaay gën a jur koom-koom maanaam njëriñ ci koom-koom réewum Sénégal jëwriñ juñ dénk wàllu ndaw ñi moo ko xamle fas yéene ci lëkkaloo conseil national de la jeunesse njiitum réew mi di la président Macky Sall la ñu fësal ni moo fas yéene ubbi boobay xew-xew ca stade Alassane Djigo bu Pikine leeral yeeg suñu ndaw di Ibrahima Fall. ay bés bu ñu jagleel ndaw ñi nekkee ci Sénégal bile yoon ñu fas yéene ko amale ca Pikine méngoog doomu Pikine bi nga xamante ni moom la ñu tabb mu nekk jëwriñ bi sukkandiku ci taxawaayu ndaw ñi lépp ngir réew mi mën a dox loolee bokk ca la ñu taamu muy tamu at bi. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent ndaw mi nga xamante ne moom la président de la République dénk coppite yi ñu war a def ci biir réew mi ba méngale jikko yi nga xamante ne ñoom ñoo lamboo woon suñu réew mi démb ak barke démb te ñu commencé ko di ko ñàkk mu nekkoon lii nga xamante ne moo nekkoon jom di fulla di fayda di kersa di ngor ñu commencé di ko ñàkk ci suñu biir réew mi président dénk ndaw ñi ne loolu kat laa bëgg ngeen doxal ma ci biir réew mi ba fexe ba delloo si waat ko ci askan bi. lu jëm ci wàllu politique méngoog taxawaayu ndaw ñi jawriñ bi ne moom loolee mënut a ñàkk ndax ndaw ñi seen biir dañoo bokk ci réew mi. xalaatuñu sax ci nan lañ koy politiquer puisque mënul nekk. ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllum politique am na ñoo xamante ne noonu la ñuy accueillir seen leader waaye jàpp naa ne ñooñu ñuy waxal ci wàllum politique ñoom ci seen bopp. partie intégrante lañ ci lii nga xamante ne mooy structure yi bi tudd conseil national de la jeunesse te ñoom lañ dénk lii nga xamante ne moom mooy jëm ci wàllum organisation bi. ay bés bu ñu jagleel ndaw ñi nekkee ci Sénégal yépp organiser li ni mel day metti lool ki ñu dénk organisation bi am taxawaay ci wàllu conditions yi. di rassurer nit ñi aussi il y aura une bonne organisation du artistes yi rek ñun conseil national de la jeunesse dinañ fexe ba képp koo xamante ni da ngay participer ci semaine de la jeunesse pour que ñu nekk ci condition yu bu baax. comme ci hébergement bi restauration bi transport bi lépp dinañ ci def suñu kéemtalaayu kàttan ba jeune bi nga xamante ni ñëw na du am benn difficulté pour que mu def ay activités du am benn difficulté aussi tamit pour mu participer ci li nga xamante ni mooy cérémonie de clôture bi aussi. semaine nationale de la jeunesse su atu 2018 bi ñu jàpp ko fanweeri fan ci weeru mars war ko jeexal juróom-benni fan ci weeru avril njiitu réew mi ñu koy xaarandi ca Pikine ngir ndorteelu événement bile loolee tax ñuy ñaax askan bi ñëpp ñu génn daal di koy tertu.
Ibrahima Fall jamono boobee lu aju ci wàllu ñàkkum xëyum ndaw ñi ci ba ñu ko nattee daanaka téeméer ba jël mu ngi yegg ci fukki yeeg juróom-ñett yi di ay leeral yu bàyyeekoo ci kuréel bi di ANSD mi ko fësal waral ba CEDEAO ci gis-gisam fas yéene jàppale juróomi réew yu nekk ci Afrique ci Sénégal bokk ca ngir ñu gën a taxaw seen i ndaw ñu amub xëy jaareel ko ci wàllu tàggatu gi war ak it ñu gën a mënal seen bopp la ñu wooyee employabilité leeral yeeg suñu ndaw di Ndeye Fatim Lo. fii ci Sénégal ci juróom yoo jël ci askan bi ñett yi ay ndaw lañ leeni mel nag amal njëriñ loolu réew mi waaye bu dee ndaw ñi amuñu xëy mën na ko gàllankoor Sénégal di yeesalaat plan d'action opérationnel gi mu tëral ngir xëyu ndaw ñi li ko tax a jóg mooy ñu gën a mën a sukkandiku ci stratégie yu yees yi ak it ñu tëral benn app ngir ñu mën a dabbu objectif yi. Gouvernement bi dina gis de façon très claire lan lay def pour jeunes yi xam lu ñuy def ci ñoom et que orientation bi gën yomb. ñun emploi aussi ñu mën def vraiment suivi bi de ce fait information bi ngeen bëgg ëllëg xam ci emploi lan nañ ci créer luñ ci def ak yu demee noonu mën nañu teg ni bu ñu defee plan bi de lii nañ teg mooy agriculture lii la waxoon pêche lii la waxoon élevage lii la waxoon biñ ci commencé lii nañu projeté woon donc tey fii nañ ci egg. ci ñetteelu semestre bu atum 2017 li mu ndaw ñi nga xam ne amuñu xëy toll ci diggante ñaar fukki at jëm ñaar fukki at ak juróom-ñeent moo ngi toll ci téeméer boo jël fukk ak juróom-ñaar yu ñu toftal juróom naam sax tëral nañ ay programme yu bëri ngir mën a soppi li ni mel ba tey jii am na ay jafe-jafe ci li jëm ci jox xëy ndaw ñi. ndaw ya xarañ nañu am nañu xam-xam des fois am nañu xalaat mais. li ñu wax moyen des fois mooy jafe donc ñu ni nañu teg délégation bi mais à côté de délégation bi ñu ni ndaw ñi tàggatuñ leen aussi des fois ni mu waree ñu ni formation professionnelle programme yi na ñëw suñu demee ci biir marché bi dañuy gis ni da ngay ubbi entreprise day am ay jafe-jafe yu demee noonu des fois sax dañu lay wax ne la suñu ubbee entreprise bala muy def juróomi at dafay entreprise bi dafay faatu. ci njeexitalu lël bi dinañ tëral ab plan bu mucc ayib ay mesures yu leer nañ ak benn calendrier ngir ñu mën a amal mesures yooyu lee Sénégal nag dina mën a dabbu objectif yu mu tëral ngir mën a defar ay liggéey yu bëri pour ndaw ñi. Ndeye Fatim Lo ñu wax ci leneen journaliste bu RTS di Thierno Amadou Sy taxawal ab mouvement bu yees di mouvement politique dippee ko Hayeso maanaam ca kanam fas yéene ca jàppale njiitum réew mi di le président Macky Sall ci élection yu dëgmal di atum 2019 yëngu-yëngu yooyee ci wàllu politique mu door ko ca bërëbam fi mu fekk baax ci amal ab journée de consultation gratuite jagleel ko ñi nga xam te ñooy askan wa fay yeewoo ñu teewlu ay kàddoom Mansour Sow moo ko taataan. président Macky Sall dafa ni année sociale la ñun ñu ni kon comme que année sociale la du ñu def meeting pour ubbi suñu mouvement dañuy organiser activité sociale loolu waral ñu organiser journée médicale bi journée la boo xam ni lu jege juróom benn téeméer doomu aadama seet nañu seen yaram bind leen ay ordonnance ñu jël fi ay garab te fayuñu dara loolu nag bu amee dafa fekk ni njiitu réew mi ci boppam daf ci jàpp njiitu réew mi gëm ni ñun mën nañoo liggéey beneen fànn beneen façon wu def politique ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax moom président Macky Sall waaye itam ñi nga xam ni ñoom la dénk wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ministère de la santé ak beneen ONG bu ñu naan Wër Africa ñoom ñëpp ñu jàpp ci bis bi ak ay doomu nabaaji ay étudiants yoo xam ne ñu ngi def pharmacie yeneen étudiants yuy def médecine ak ñeneen ñoo xam ne ay pharmaciens lañu bu jógee ba ci Galoya docteur Ba ñoom ñëpp ku ci nekk ñoo dugal sa loxo comité de santé bu nekk fii ci Nabadji infirmier chef de poste bu Nabadji ñoom ñëpp kon jàpp ci wane ni politique am na beneen façon politique boo xam ne da ngay woowaa dëkk bi yëpp ne ku bokk parti au pouvoir ku bokk opposition ak ku bokk feneen ku ci ñëw dugal sa loxo nga ànd ak ñun loolu mooy Hayeso mooy jëm kanam Hayeso mooy dugal suñu loxo ci luy jëmale suñu dëkk yi kanam waaye ànd ak président de la République Macky Sall ba après 2019 ndax wóor nañu incha allah dina jàll ci atum 2019 bi au premier tour waaye li ñuy xalaat ñun tey mooy bu jàllee ba noppi deuxième mandat am ban njëriñ lañ ci am ñun waa Fouta ñun zone rurale yu Sénégal ban njëriñ lañ ci am loolu lañ nekk di wut ci loolu lañ nekk di liggéey. ñu wax ci appel Seydina Limamou Laye Al Mahdi jàpp nañ ko ci weeru avril bi ñu dëgmal fukki fan ak juróom-benn jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ñu fas yéene waxtaane la waral boobee woote ak it leneen ci wàllu thème ñu jàpp ko muy l'islam ak équilibre fas yéene waxtaane it réew mi tolluwaayam ci wàllu actualité xam ngeen ko di xale yi nga xam te ñu ngi dëkkee di leen faat ak di leen sàcc comité d'organisation bi di fësal ni na xel dal ndax ci boobee appel daañu fexe ba jël
matukaay yu war ba loole duñ ko fa nemmeeku ci diirub appel bile amal nañu ab ndaje jëm ci wàccaay bi naka lañ koy fas yéene taxawee suñu ndaw di Jibi Saax Joni ma nga foon. téeméer ak fanweer ak juróom-ñetteelu bëccëg yi ñu jagleel nag fàttaliku Seydina Limaamu Laay Almahdi daañu ko amal niki fukki fan ak juróom-benn jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril bi ñu seenu ñi gàlloo wàllu nag organisation bi ñu ngi fàttali li waral bés bi te xamle ne fi mu toll nii lépp daanaka yemb na. xew-xew bi Seydina Limaamu yeewul xewal boppam dañ ne ko xewal nu wooteel mu woote ñu dellu si waat tey jii ñuy dem ba téeméer ak fanweer ak juróom-ñett yàlla ci mbaaxam nuy dox ba waxtu wi. terrorisme gi bëri na lool tax ba ponkum ren ji bi ñu tànn mooy diiney lislaam diiney tolloo. pas-pas commencé naa yàqu ci ay xalaat yu bees yoo xam ne dëppoowul ak fi ñu jàngaloon ñu war koo gëm lépp dëppoo ci alxuraan ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jàngale mag yu baax yi ñu bàyyi ko fa dem jéggaani leneen. bés yi ñu jagleel nag màggal ki nga xamante ne ni mooy Almahdi ci atum 2018 bi nag dafa tombeek jamono joo xamante ni ñu ngi rey ay doomi aadama boole caag nag di sàcc ay xale tax ba comité bi ñu dénk wàllu organisation bi di dalal xel yi. domaine sécuritaire domaine réservé état la donc am na disposition yoo xam ne ñu ngi koy jël en relation ak ñoom li ñu mettre en place daaw moom la ñuy reconduire avec ren parce que contexte terroriste bi jeexagul. waaye contexte bi ñu wax itam dafa ñëw toll ci. comme ni ñu ko baaxoo di defee nag atum ren ji xew-xew diine yi war a am ci bile appel daañu ko nag séddale ci diwaanu Cambérène Wakaam ak daanaka Ngor lu soxal nag jokkalante gi ci jumtukaayu xarale yu yees yi ñu yor wàllu organisation bi nee nañu nag dinañu def seen kéem kàttan ngir daal di jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy taskatu xibaar yi lépp lu ñu soxla ba appel bi mën a jaar ci yoon. Jibi Saax Joni ba appel bi mën a jaar ci yoon wax nga ko mu leen ci actualité yi nga xamante ni fas yéene nañ ko waxtaane ci boobu appel ak disposition yi ñu ci jël bokk na ci xale yi ñuy faat di leen sàcc ba ca mujj di le xew ca Rufisque mu ngi ñu ngi ko dippee Serigne Fallou Diop moom la ñu fekk fi nga xamante ni mooy ca Guy Murit ñu faat ko ci anam yu jéggi dayo daanaka ñaari at ak lu teg rek la am lu ni mel tax ba ñu ci ëpp te ñu dëkkee ca Rufisque yeewoo ko naqar wane seen mer jëm ci ñi nga xamante ni ñoo dëkkee faat xale yi rawatina ñi nga xamante ni daanaka seeni at bëriwul lool te ñu nemmeeku ko jamono ji ci réew mi di Sénégal mu mel ni lu ni mel moo waral nit ki démb am na jenn waay nga xamante ni ab guinéen la ca ñaari tali wala bokk benn tali la ko waay gis mu gàddu ab gune ñu jàpp ni daf ko naroon a sàcc waral ba tuut sax ñu teg ko ay daan yu miti ginnaaw ba mu waxtaane waa jooje waral ba jëye jooje mujj ca am lu ni mel nag di wane njàqare gi nga xam te ne askan wi ñu ngi ci jamono ji ci gune yi nga xam ne ñu ngi leen di faat waral ba la ñuy sàkk mooy fexe ba parents yi gën a yokk li nga xam te ne moo aju ci ceytu gi jëm ci seen doon ngir ñu mën a mucc ci li ñu nemmeeku jamono ji ci réew mi di faat yeeg sàcc yi leer yeeg suñu ndaw Mouhamadou Diallo. nees tuut musiba am si koñ bi si benn tali. Mamadou Diamba lii desoon duma ko bëriwul waaye mu mujj say mucc doomu Guinée bi nekk Sénégal di fi liggéey li ñu ko doon tuumaal moom mooy sàcc doom bi mu jural la boppam. maa yoroon sama doom après di dem benn boy ñëw seera ma mu ne foo jëlee doom bi ma ne sama doom la ma ne wóoru kaa ñu dem police ma ne non yarul dem police si sama doom la yaayam mu ngi ne mu ne non da ngay fen da ngaa sàcc xale bi. xew-xew bi di firndeel ab tiit ak njàqare bi nga xam ne xooy ñooñal bi ñuy xooy ñooñal gone yi indi na ko si réew mi. mais dañoo gaaw a ñëw si réew man affaire bi naroon na ne ba ëpp doole parce que yàkkamti xeex wala yàkkamti am góor wala man maa def aussi da ngay gaañ nit ki te fekk itam deful yëgul tinul te nit ñi daal nañ bàyyi xel daal. doomu aadama nañ def ndànk nañuy tey xool waaw borom njaboot yi aussi tamit nañ téye seen i doom ku ci am sa doom na nga ko téye. waajur yi ñu leen siy tudd ñoom jamono ji di daw défense ki liggéey ak i tamit toppatoo baax a baax njaboot gi ñu méngale ko mu nuru lu jafe lool si ñoom jamono ji nu toll. foo ñu am lu ñuy doxi ak lu ñuy liggéey mais sa doom yow mën naa téye kii tey ma tëjee moom ci néeg bi rek ma téye ko rek di ko garder rek du ma am dara lu may doxi du ma am dara lu may
may lijjanti ji jamono bi neexut il faut ñuy dem di lijjanti ji. si ay simili yu néew si la mbooloo bu takku bi génn si quartier bu bëri mbooloo bi si benn tali sàcc xale yi ak fitnaal bi leen di fitnaal tere na nelaw ay wayjur yu bëri ak ñeneen si askanu Sénégal looloo waral sax ñu bëri jàpp na jamono ji gànnaayoo tey xoolaat bu baax a baax njaboot gi waaye tamit bañ a dégg tëll rek ne damm na. Mouhamadou Diallo sénégalais yi ñu dëkkee di faat ca bitim xew ba ca mujj di la xew ca Espagne ak ca Italie ñett ci ay doomu aadama yañ fa faat merlo kuréel bi di ONG Otra Africa ñu ci joxoñ baaraam tuuma nguur gi rawatina njiitum xew mi di le président Macky Sall ñu jàpp ni daanaka fil gi war ngir taxaw ay doomam ca bitim xew dafa manqué ñuy sàkku ci moom mu gën a taxaw leneen lu ñu fësal ñoom waa Otra Africa mooy ni daañu taxaw njabootu ñi nga xamante ni ñoom la ñu faat ca la ca war ci ak jàppale leer yeeg suñu ndaw di Ajara Njaay. gannaaw faat gi nu faat ñetti immigré sénégalais foofee ca Espagne ak ca Italie Otra Africa nag mi ngi artu kilifa yi ñu leeral mbir moomi ñuy ñaawlu nag ñàkk wattu gi nga xam ne consulat bi nekk ci réew moomu mi ngi koy amal jëmale ko ci immigré yi. ki nga xam ne moo fa toogal état wu Sénégal officiellement te mu toog ko yore banqaasu yore mandat wu Sénégal si dëkk boobu kooku moo war a ñëw wax ak sunu njiiti réew wax ak peuple sénégalais nee leen lii moo xew amaana ni sax ñun ñoo tooñ mais nañu ñëw wax ak ñun bu ñu toog foofu rek ñu koy def affaire diplomatie léeg-léeg am na fenn foo xam ne diplomatie bu fa yeggee da nga koy leeral ñëpp a xam ko puisque am na jikki jàkk tubaab yi nee nañu ñoom doonuñu si dara te ñeneen yi nee nañu dañ ko dàq ginnaaw werante am nañu te ñun lañ fa toogal askan bi lañ fa toogal nañu ñëw wax ak ñun. association bi le nag fas yéene di waxtaan ak population bi waaye it nar a gunge njaboot gi nga xam ne ñoo ci ñàkk li. am na suñu benn ndaw bu nekk di topp dossier boobu si bitim réew puisque tamit ñun sensibiliser rek la ñu mën wala accompagner léegi famille ñoo xam ñoom si famille bi ak état bi ñoo xam si ban position la ñu traité dossier bi ginnaaw woolu nañu ambassadeur u Espagne bi toog fii si Sénégal diplomatie bi dugg na si famille bi tamit ñu ngi xaar seen néew ñoom dañu xool te njiitu réew bi wax na si te tey si suba dégg nañu ni que maire Madrid laajte na ni ñu def enquête bu approfondie pour ñu xam lan moo xew. comme yeneenu sénégalais yi nga xam ne faat nañ leen foofee ca bitim réew Mame Mbaye Diagne Ousseynou Mbaye ak Idi Diène bokk nañ ci wàññi bile te ba léegi nag li nga xam ne moo waral seen faat gi dara leeragu ci noonu Otra Africa taxaw na témme ngir topp mbir mi ba keroog yoon di ci am. Ajara Ndiaye ñu wax ci maison d'arrêt et de correction bu Ziguinchor fees na ba mënatul a dalal ñi caabi féet ginnaaw waral ba waa COSEF di kuréel bi ëmb ay jigéen nekk ci wàllu conseil di sàkku ci ñu taxawalaat beneen prison dañ ci teewlu ki nga xamante ne mooy Aïda Fall ci micro suñu ndaw di Mame Binta Diatta. prison bi chaque année dañ fa yóbbu ay doom ñu xool ne nag ñun ñi yaay yi kat saa yi ñu demee suñu doom yi niñ leen di fekkee neexuñu te yaay moo mun waxal doomam ñuy ñaan autorité yi prison Ziguinchor bi dañ ko war tabaxaat ndax détenu yi conditions yi ñu nekkee baaxul ndax prison boo ci defee bu ci fukki nit waree nekk nga am ci lu ëpp ñeent fukki nit wala sax xëy na lu ëpp 50 personnes loolu jaadootul ndax dañuy entassé wu ci prison yi te prison bi xat na daf ci biir ville bi la nekk boo ko xoolee bâtiment bi da nga xam ne bu bâtiment bu rëy donc dañu war tabaxaat beneen prison ba nga xam ne dinañu mën jox détenu yi seen dignité ñu nekk dans de bonnes conditions. ginnaaw Ziguinchor ñu jëm ca commune bu Wack Ngouna ñi nga xamante ne ñooy ndongo yi mer ba futt la ñu def jëm ci kaw ñi nga xamante ne ñoo leen di jàngal ci grève yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku jamono ji te ñu jàpp ni bu ñu ko dakkalul dana gën a lompoñal seen wàllum njàng ak njàngale ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi waajal li nga xamante ne mooy examen yi waral ba ñuy sàkku ci ñooñu di professeurs yi rawatina syndicalistes yi ñu wéer li nga xamante ne mooy xeex bi dox seen diggante ak nguur gi jamono ji waaye it sàkku ci ki nga xamante ne mooy Serigne Mbaye Thiam mu tekki ndombal tànkam ndax jàpp nañ ni dafa lajj mission ba ñu ko wéer jamono ji ca Wack Ngouna ñu fekk fa suñu ndaw di Pape Malick Fall. njàqare ak tiis moom leen ndongo yi nekkee ci Wack Ngouna fësal tey jilee bi ñuy amal seen marche bi. ginnaaw bi ñu naqarloo grève yu bari yi nga xam ni jamono ji ñu ngi ko ràññee wàllu njàng mi ndongo yi jàpp ne lu jig njaag rek
du kenn ñu dul syndicat yi nga xam ne ñoo ŋànk njàngale mi. dañoo sonn si grève yi nga xamante ne amul jeex. surtout journée négative yi imagine nga indi élève si classe ngeen di xoolante muy xoolante ba heure bi jot nga ñibbi. ñoom nag sàkku nañu ci jàngalekat yi ñu def seen kéemtalaay kàttan nag ba dimbali leen ñu jeexal seen année bi ndax ñoom bee ko tijji ba léegi dara jànguñu ko. ñoom seen doom yi kenn jàngeewu ñun baadoolo yi ñooy souffrir amul benn doomu autorité bu nekk si école bi fii di jàng doomu autorité yi ñii ñu ngi Europe ñii ñu ngi si école privée yu seer yi parce que suñuy parents ñun lañ yaakaar. ndongo yi daal di fësal ba léegi ci seen kàddu ni Serigne Mbaye Thiam moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo yàq njàng mi ba tax nañuy sàkku ci kii di jëwriñ ñu dénk wàllum njàng mi mu daal di tekki nombay tànkam. Mbaye Thiam bu defoon dara konoon ñu ngi si saali. waaw sax yëngatuwul bougéwul sax mu ngi taxaw parce que ku si nekk mu ngi xëcc intérêt boppam. ñoom ñii di ay ndongo yi fare fii ci diwaanu Wakunguna ñoom nag jàpp nañu ne bu état bi dugalul yoxoom ci crise bi nga xam ne dañ ko ràññee jamono ji ci njàng mi daañu wone beneen xar kanam ci fan yi nga xam ne moom la ñu jël. Pape Malick Fall caisse de sécurité sociale yëngu it jamono ji syndicaliste yi nga xam te ñooy xeexal liggéeykat ya fa nekk fësal la leen naqari bokk na ci fukki poñ ya ñu fësal ne ñu ngi ci doon xaar kilifa yi indi ci ay saafara mu mel ni ba léegi furaas daalu xëddeen ci yooyee fukki poñ ya ca gën a fës bokk na ci ñàkk a jote ci dëkkuwaay yi ak it ñàkk am ab directeur ressources humaines yeneen ci ay ponk yu ñu fësal bëgg kilifa yi taxaw ci ndax jàpp nañ ci atum 2017 ba léegi daanaka dara amu ca bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général boobee syndicaliste ñu jàpp ne bu ñu ci taxawul daañu gën a wane seen bopp ci ay bés yi ñu dëkkmal Mamadou Samb lañ ci àndal ci ay leeral. gannaaw plateforme revendicative bi ñu jébbaloon seen direction ci atum 2017 te ba tey ji bu ñu sukkandikoo ci ñoom amul dara lu ci antu liggéeykat yi nekk ci caisse de sécurité sociale di fësal seenum naqar. tey journée ñaxtu la bisu ñaxtu la. parce que ñunu liggéeykatu caisse de sécurité sociale dañoo sonn dañoo tàyyi parce que dañ fi am benn directeur général bu nga xam ne nii du doxal yoon du doxal lu am tey gëm naa ni nga demoon jël manœuvre ci mbedd mi jël ko nommé ko directeur général moo tane sax directeur général bu ñu am tey. préavis de grève bi juróom-ñaari fan ci weeru mars bii ñu weesu la ñu ko joxe woon fi mu ne nii soobu nañ ci bu baax a baax. boobu préavis de grève sax ñu ngi ko tënk ci fukki poñ te mu bokk si. lu yem ni caisse de sécurité xam ne région Sénégal yëpp am na fa Dakar am nañ fa 7 agences ak direction générale warul manqué directeur des ressources humaines bu mooyee loolu aussi habitat xam ngeen habitat lu am solo si liggéeykat tey 31 mars le directeur général signé yéen a ngi gis signature baa ngi nii signature ma ngi nii xam nga mu ngi nii signature moo nekk nii mu ne le 31 mars problème mu pré-habitat bi caisse de sécurité sociale dinañ ko réglé. problème avancement yi le 31 janvier dinañ ko régler problème directeur complémentaire bi le 30 juin dinañ ko régler dëpp boobu léegi waxu ngelaw rek lay wax waxul dara tey gis nga ko tey biñ ko ñëwee sax tey nekk fi dafa daw xaw ma ñu ne fan la tukki nañu xam ne nag fii lañ koy fekk bi fi ñëwee lundi bu reppee di dugg si biir kees. ñoom liggéeykat yi di xamle ni dañoo fas yéene wàcc ci terrain bi bu fekkee ni amuñu benn saafara ci jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel. bu jeexee nag yaakaar nañ ni balaa booba. lu ñuy suñ soxla dinañ ko régler bu loolu amul moo tax le 26 dinañ def benn sitting devant le ministère du travail et de la sécurité sociale ñu ngi si woo liggéeykatu Sénégal yëpp sans distinction. ci atum 2017 la ñu jébbaloon direction générale bu caisse de sécurité sociale ab bataaxal bu tënk seeni ñaxtu li ñu jotoon xaatim ci seeni bëgg-bëgg ba tey amagul benn saafara bu ñu sukkandikoo ci liggéeykat yi ba tax na jamono ji mer ba fut la ñu def. Mamadou Samb ñu wax ci coowal Kayar suuf sañ fay tudd di ci joxañ baaraamu tuuma ki nga xamante ne mooy Yankhoba Diattara ba jot ko jébbal sax li ñuy woowee citation directe mu mel ni ña koy xeexal ñoom it addu nañu ca jàpp ni la ñu koy tuumaal dara amu ca lay dëgg mooy ni daañu teggi ki nga xamante ne moo jiite commission aménagement territoire conseil départemental bu Thiès ñu koy woowee Abdoulaye Sow ñi nga xamante ne ñooy xeexal Yankhoba Diattara doole la ñu fësal dañ ci teewlu kàddu kent ñoom di Mahfouz Faye ci micro suñu ndaw di Daouda Thiandoum. bi ñu dégloo vice-président conseil départemental am nañu certitude que ni le conseil départemental amul benn implication bu mu am ci problème mu lotissement boobu ñuy wax ci domaine public maritime bu Kayar
li xew nag dañ koy jàpp rek ci cadre manipulation ak yàq parce que gis nañu Idrissa Seck mu nekk di dem ci population sénégalaise di waxtaan ak ñoom pour ñu xool nu ñu fiy jëlee Macky Sall ñu bëgg ne nañu roof galgal indil ko problème ci conseil départemental bi muy gérer. ki nga xam ne tey jii mu ngi taqal conseil départemental ci loo xam ne amul benn confirmation amul benn firnde amul benn traçabilité mais ñu wax ñu laaj ko fu mu teg li muy def. Et effectivement, le conseil départemental jël na ay matukaayam pour yóbbu affaire bi en justice. On lui a envoyé une assignation et il va répondre au tribunal parce que lii également nekk na loo xamante ni lu ñu war a leeral la. li ñu koy toppee ci kanam yoon mooy faux et usage de faux parce que moom amul autorisation amul prérogative pour di délivrer ay avis favorables sur l'occupation du domaine public maritime. C'est lui qui a signé et Abdoulaye Sow même a cherché un cachet amul benn président commission. Du conseil départemental, nous avons 22 commissions pour am cachet. Le groupe bi moo décidé d'émettre Abdoulaye Sow de son statut de président commission aménagement territoire. mënuñu ko nag dàq ci conseil bi mais yéene groupe parlementaire bi nga xam ne moo am majorité moom décidé na pour démettre ko de ses fonctions et déclarer ko persona non grata dans le conseil. ñu wax ci pomme de terre bi ñuy jaay ci réew mi wala boog bi ñuy defar ci réew mi mu mel ni njëg li lu jàppandi la jamono ji bu ñu sukkandikoo ci ñi koy jënd ak ñi koy jaay donte ci seen gis-gis mooy ni ñenn ci Sénégalais yi ba léegi ñu ngi wéy di jëfandikoo bi nga xam te ne mooy bàyyeekoo ca bitim réew la leen gënal mooy bi ñuy bàyyee ci réew mi ñu fexe nu ñu koy jëfandikoo gën a dooleel ñi nga xam te ne ñoo koy bay waaye loolee yóbbu Sénégal ci ak suqaliku li ñuy woowee consommer local loolu daal jaaykat yi bëgg Sénégalais yi gën ci taxaw jëm ci pomme de terre bi ñuy bàyyi fii ci xew mi yaama ko li lii di pomme de terre importé mu nekk lu jafe ci jamono ji fii ci marché Dior jaaykat yi di xamle ne jamono ji pomme de terre locale bi moo am te mi ngi dox nànk-nànk. kilo pomme de terre moom moo gën a yem ba tey mun na jar 400 ba 350 mun na ko jar importé bi ba tey foofu la toll woon mais importé bi léegi amatuñ ko léegi arrêté nañ ko bu mbay moo am pomme de terre bu tubaab moom nañ gën a tàmm waaye pomme de terre li ma la wax man moo ma gënal ci soble bi ndax pomme de terre moom bii ñëw qualité bi ne tane na moo gën bu tubaab bi ndax bu tubaab bi gën mais bii moom tane na moo gën soble bi. bu ñenn ñi taamoo produit local yi ñeneen ñi ñoom importé bi moo leen gënal ba tax na jaaykat bi di ko ñaawlu muy doole di xamle ni loolu du mën a sukkali koom-koomu réew mi. mais pourtant nag local bi tamit baax na de local bi baax na parce que gars yi tamit dañuy taamu bële mais local bi baax na parce que fi ñu koy bayee moo différent sans départ ci benn bu nekk ak fi ñu jógee quoi su local dañ si gis ñoo xam ne suñ ko essayé il faut ñu ñëwaat di la ko laaj mais am na ñoo xam ne tamit moom affaire importé moo leen neex daal il faut balaa ñuy jënd bi dañuy laaj importation yi tamit li ñuy béyee suñu réew mi fii moo gën même ceeb parfum yeeg yëpp booy xool produit local bi moo gën mais dañuy génn di jéegaane man foog naa ne loolu du yoon suñ ko mënoon a defar te li ñuy béyee fii Sénégal ñu koy lekk fii tamit mooy gën. nguur gi dafa war a jël ay matuwaay yu mucc ayib ngir jàppale béykat yi ngir ñu jaay seeni marchandises ak itam tolloole produits importés yi ak local yi bu ñu sukkandikoo ci jaaykat yi lee li leen mel mën naa sukkali koom-koom réew mi ba béykat yi ak jaaykat yi mën a gis seen bopp bu baax a baax. ngook ba baykat yeeg jaaykat yi gën a gis seen bopp bu baax njaayum pomme de terre bi sàkku ci sénégalais ñuy gën di jëfandikoo bi nga xamante ni moom la ñuy bayee ci réew mi nekkoon élément bu Yamakoli bi ci mujj la woon ñu leen di jaajëfal mbokki ci teewlu bi di jaajëfal techniciens yi ci àndaloon xibaar yi ngoon lay dikkaat juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonuk jàmm bu ànd ak tawfeex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. Président
alias Go au Grand Théâtre National de Dakar au spécial Lak Yaboy. Oui, une grande soirée placée sous le patronage de son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République. Néné sargal Madame Marième Faye Sall, première dame de la République du Sénégal. Ndax taxawaayam ci réew mi di ci sargal deux figures emblématiques de la ville de Rufisque, Monsieur Gora Fall, maire honoraire de la ville de Rufisque, ak Adja Khar Mbaye Madiaga. Di ci woo Monsieur Palambeng Lebougui Production, Monsieur Babacar Ndiaye, président Teungueth Football Club, Monsieur Doudou Maïssa Wade, responsable politique, Monsieur Alissa Seck, responsable politique, Monsieur Badara Mamaya Sen, responsable politique, Monsieur Pape Alioune Thioune, responsable politique à Arafat, Monsieur Mbaye Seck, responsable politique, Monsieur Baye James Sembène, responsable politique, Monsieur Pierre Mboup, président des pêcheurs de Rufisque, le docteur Omar Cissé, Vision Rufisque, Monsieur Abdou Salam Gueye, responsable politique, le docteur Abdourahmane Diouf, responsable de Réumi, docteur Abdou Aziz Ndiaye, Monsieur Elhaji Fall Makati, Monsieur Khalingom, chef d'entreprise, le docteur Babacar Amdi Diouf, Monsieur Ibamar Djong, Monsieur Mokhtar Beskay Diop, Moualadji Beskay Diop, Monsieur Mam Demba Ndiaye, Monsieur Cheikh Tam, président des bijoutiers de Rufisque, le docteur Alioune Diop, Grand Bao, Monsieur Babacar Khouma, l'international, Monsieur Cheikh Tidiane Ndoye, l'international, Mamadou Moulay Gueye, président association des tailleurs de Rufisque, Monsieur Adama Mbeng, responsable politique à Bargny, Monsieur Omer Seck, responsable politique, Monsieur Ngagne Pouy, promoteur, Diagne Pouy du promoteur, Monsieur Jean-Alain Gueye, Mamadou Ba, responsable politique à Tivaouane Peulh, Abdoulaye Sow, responsable politique à Rufisque, Go, où c'est invité d'honneur, Mouné Omar Pène, le lead vocal du Super Diamono, l'ami de la jeunesse sénégalaise. Par pièce, dans les locaux, les députés de la Commission Culture et Communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, hein, mais enfin tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national, avoir le même signal pour